أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jël sunuy nuyoo ziyaar yi yëpp sof ko ci yi nga xam ni moom la imaam def ngir waxtu xat wi di ko ndokkeel ci waxtaan wu am solo wi mi ngi naa mbubb mu ëpp bay buubu waaye macha allah imaam waxtaan wi am na solo ñoo ngi la ci ndokkeel di ziyaar sëñ Abdou itam ci bis bi di ziyaar kilifa yi fi teew yépp xam naa thème bi dafay thème bu yaatu ndax citoyenneté rek yaatu na yaatu gopp laaj na waxtu yu yaatu boo ci boolee nag jëm ci religion ak engagement politique da ngay daal di gis ni kon mën naa doon ak géej ba tax na man damay dugge ci benn fànn boo xam ni xëy na ñaari mën nañ cee génnaale muy engagement politique engagement politique ni ko imam waxe rek dafay nit ñoo xam ni dañuy dund nit ñuy dund ndax ñi dem barsàq moom waxeesu leen ñii dund la ak seeni yitte ana lu nu yittewoo jamono dafa dox ay jéego yu bari manees koo tënk ci ñeenti xeet muy ère des tribus am lu fa doon dox jamono dox ba dindi loolu indi beneen tolluwaay muy ère des monarchies ñu dox ba yàgg jamono indi leneen muy ère des états-nations waaye fi mu ne mel na ni sax ñoo ngi ci beneen bu bees muy ère des conglomérats noonu jamono doxe nag waxtu wu ci nekk doomu aadama mi nekk di dund oustaz baat boobu moom nag ma ko teel dund nit ñiy dund ñii di dund waxtu wu ci nekk ñuy am ay défis yu leen di interpeller am ay soxla ak yitte ñu maase bokk ay défis yu ñu interpeller waaye bokk suuf suñu maase nekk soxla lan soxla kaaraange gis nga bâche bii ñu bâche toog fi ku ci nekk sam xel dal ci wóor la ni waa Mali duñ ñu fi fekk bis bu ne ma wax ko waa Mali duñ ñu fi fekk jàpp ñu def ñuy jàmm waa gànnaar duñu ko def waxuma la nag Gambie mbaa Guinée Bissau di ko def ndax lan askan wi ci seen kilifteef mën naa ko waxe noonu ñoom lañu jël jëmmalal leen ay bànqaas yuy saytu seen kaaraange muy sécurité yeneen i fànn am ca dañoo dëkk ak ay nit war a am lu ñuy wax diplomatie war a jëflanteeg nit ñi am histoire am taarix loola ñu war koo téye war koo jox suñuy doom ndax ñoo ngi samp ay kër loolu lépp ñu soxla ay bànqaas yu ñu taxawal ngir loolu lépp ñu mën koy téye di ko jox suñuy doom ak suñuy jarbaat waaw ñu soxla di dem ci jabi maanaam marché bi soxla di def ay activité yoo xam ne dana na jural am koom loola lépp it ñu soxla fi mu nekk nii ak nose guñ ko nose ak sécuriser guñ ko sécuriser ndax su fekkee nit mën naa jël tey nangami million tàbbal ci dara léegi nit jaay ko doole nax ko te dara du ko ci fekk loolu day indi jafeñ-jafeñ waaw ñu ni kon lii lépp nañ ko maase organiser tënk ko ba kenn ku ci nekk deesu ko lor du lore ma illaa ku ko defit da nga xam ni saw yoon néew ci ndax danañ utiliser la puissance publique
bu ko defee ñu teg la ci aw yoon. loola kon nit ku ni sama yoon nekku ci. kon bu fekkente ni loolu moo nu ci nekkal ñun ñuy dund nga gis am ku ni man de sama yoon nekkul ci mbir yooyee loola da ngay daal di gis ni kon kooko xamul li xew xamul li xew ndax baas bi wax naa ko léegi buñ ko tàllalee ñun ñëpp sunu xel dal ci loolu dëgg la ay ñaan day am na ci waaye nag banqaas yi ñu nos te saytu ko moo waral kenn amul fitu jàpp ñu fi fekk ñu fi jàpp ñu def ñu ay jàpp. kon nag loolu am na solo ba tax na engagement politique képp koo xam ni yàlla dogal na nga juddoo ci wala nga fekk baax ci réew mi war na la ci réew mi ndax bu jegee yow la jagal bu leneen amee it ñun ñëpp ñoo koy maase gisandoo. damay laaj ci ay loo xam ne lu am la ku ci nekk jàngate ca ba xam ñun engagement politique ndax lu ñu waroon di waxtaane sax la ndax kilifa yi ñu fi jiitu woon kenn ku ci nekk am na loo ci fësal te jëfe ko. waxtu ne ma laaj ni Cheikh Ahmad Bamba lan moo tax tubaab bi déporté ko jàpp ko mais julli taxul woon julli boolewu leen julli boolewu leen sëñ Tuubaa andiwu fi julli daa fekk nit ñi julli boolewu koog tubaab bi koor boolewu koog moom du asaka wird boolewu koog moom taxawal jàkka it boolewu koog moom jàngale alxuraan boolewu leen ndax bis bu ne ma wax ni la loi de Faidherbe de 1887 moo doon organiser njàngum alxuraan à Saint-Louis te booba sëriñ bi booba bu amee ñaari at ci lay toll kon tubaab bi bañul ko jàng alxuraan waaye fekk na organiser nañu en 1895 Afrique occidentale française ñu créé ko ci même année boobu indi seeni loi indi bëgg a taxawal ci seenu moomeelu bopp loola nag soxla ay support yoo xam ne ci la ñuy sukkandiku ngir nit ñi di leen mën leen a gaw li ñu bëgg ñooñu di leen ko jàllaleel Sëriñ Tuubaa lànk ne maa lànk man reconnaître ma benn buur bu dul yàlla te amul kuy sama jëwriñ ko dul yonent bi lii rek a leen boole mais ça c'est politique. beneen bi ci des maam Cheikh Ibra Fall mais moom yamul ci jël xaalis jox Carpo mu campagne mais da koo campagne jàppale ko maam Cheikh Ibra Fall campagne sax moom def na ko jàppale ab tubaab jox ko xaalis aussi. ñoo ngi jégalu ci dog gi sëñ Babacar. amul solo jërëjëf oustaz kon gis nañ ni wax naa ko léegi ni maam Cheikh Ibra moom yamul ci jàppale Carpo ci xaalis mais campagne sax defal na ko ndax boobu ay enjeu ak intérêt yu taxawoon du ma am jotu développé loolu lépp waaye ngir wan leen ni rek ñoom dañ ko daan def amoon nañ engagement boobu. ñoo ngi fàttaliku fii 87 fekk na élection 88 jub si Serigne Abdou Lahad rajo bi la jël ni képp ko woteelul Abdou Diouf war nga Serigne Touba mais loolu sëñ bi garaaw na mais dafa garaaw wax jee garaaw maanaam ñun murit yi yaakaar Serigne Touba am nañu yaakaar ci moom ci yàlla mu ne ñu ku deful acte politique bi acte citoyen la ku ko deful war nga Serigne Touba ndax booba wax na li tax mu wax ko ak fi mu ko teg muy lu leer kon loola bu fekkee dañ ci laam-laamee ba tey jii c'est parce qu'on n'a rien compris parce qu'on n'a rien compris lu tel ni war Serigne Touba ak murit yi ni mu Serigne Touba toll ci ñoom mu ni bu ñu deful acte bi war nañ ko kon loolu yaakaar naa ni rëy na am na solo. beneen bi ci des le conseil supérieur islamique sëriñ bi maa ngi bëggoon lii bu ma ci yegg si mu fekk ko fi sax sëñ Bassirou sëñ bi sant Tall ndax ñoom ay waajuram ak mbooleem kilifa yi nekk ci réew mi yépp ñoo taxawaloon loolu bi Senghor yëkkatee code de la famille ndax ñun la concerné code de la famille loi yi fi nekk constitution bi ba ci suuf acte administratif yi ñuy posé sax ñun la concerné ndax seetlu naa ni président bu fi wàcc génn nga réew mi kon la nga doon teg ci ay acte du pour yow ak sa njaboot Senghor daa dem Abdou Diouf dem Abdoulaye Wade dem te keneen ñi fi nekkit yaakaar nañ ni ku fi matal da ngay dem
kon pour askan wi la. alors ñoom bi ñu leen proposé code de la famille bi dañ cee def jàngat déjà le 3 janvier 1971 lañ daje kër sëñ Seydou Nourou Tall taxawal seen bureau jàngat yëf yi wane ni ñoom d'accorduñ ci code bii ñuy leen andi ndax relevé nañ ci 74 articles juróom-ñaar fukk ak ñeenti articles yu weddi alxuraan weddi sunna ni ñoom ànduñu ci waaye yemuñu ci di ko naqarlu ak di ko dénoncer parce que loolu dafa gàtt dafa tuuti def ay amendement waxtaan ak kilifa réew mi mu boole leen ak premier ministre kooko ni leen danaa ko ca dugal ci amendement yi fa la lox lépp doxe tabbi géej waaye ñoom ci seen nu mbaax jàpp nañ ni loo leen wax rek da nga ko def 96 ñu relevé waat loolu créé SIRCOF sëñ Abdou Aziz Al Amin ñu jiital ko ca dem ci sëñ Saliou mu boole leen ak sëñ Mourtada Mbacké sëñ Mourtada créé commission ñu liggéey ci ba ñu tënk ko def ko proposition de loi tiré naa ko mi ngi nii ma yore waaye proposition de loi boobu xam naa honorable député na ngeen ñu jàppale ci loolu ndax fas yéene nañ ko yëngalaat ndax réew mi daa mel ni ay doxandéem lañ fi ñun ay doxandéem lañ fi waaye ba nu ko jëlee lañ ñu njëkk a def mooy dañ koo sànniwaat ci tiroir yi bloqué ko ndax réew mi kilifa yi joxuñu leen fi cër amuñu ko fi loolu nag ça pose problème ba tax na kon engagement bi war ci képp kuy Sénégal am kayitu judd nga am carte d'identité mbaa passeport mbaa këyit wu mën a doon woo xam ni rek boole na la ci république bi am na taxawaay bu la war ci réew mi ñu sàmm ko taxawu ko te fexe ba mu jëm kanam te surtout bu ñu demee bay wane ginnaaw malakal mawti taxaw ñu mën a am dalu xel ni ñoo ngi fiy bàyyi sunu njaboot loo xam ne sunu xel dana ci dal loolu ñëpp la war waaye sama yoon nekku ci wala boo xëñ na am na koo xaritool ba tax na position yi nga war a jël jëloo ko it bis bu njaaxum amee ci réew mi ñun ñëpp kenn du ci mucc ñun Sénégal rek la ñu am. gis nga maa ngi lire li procès verbal bi suñ ma mayee ma lire ko ci français ndax ginnaaw kàddu yi dana dem fu bari te yaakaar naa on a plus de 400 millions de locuteurs en français dans le monde loolu danañu mën a permettre ñu xam ni waxtaan wi li fi génne waxuñu ko ci wolof rek am na ci loo xam ni ñeneen danañ ko jariñoo te loolu cible bu am solo la. ñoom dañu wax ni les notables et chefs religieux membres du Conseil supérieur islamique du Sénégal sous-signé réunis chez le doyen El Hadji Seydou Nourou Tall à Dakar le 3 janvier 71 considérant qu'à la suite des discussions relatives au projet de loi portant sur le code de la famille le gouvernement a bien voulu les consulter considérant que cette consultation aurait sa pleine signification avant toute mise en forme du projet en question. Considérant les difficultés que constitue pour les lettrés en arabe la discussion d'un projet aussi volumineux écrit en français. Considérant que la loi divine est une loi immuable qui, en aucun cas, ne pourra être modifiée par le désir des hommes. Considérant que le Coran et la Sunna ont établi, une fois pour toutes, les lois qui régissent la vie des adeptes de l'islam dans ses différents aspects. Considérant que, pour toute question qui n'est pas explicitement tranchée en droit islamique, sa solution doit nécessairement être recherchée et trouvée dans les principes généraux du Coran et de la Sunna. Considérant que les dispositions des articles du projet de code relevés dans les pages annexées sont en contradiction flagrante avec l'esprit du Coran et de la Sunna. 1. Rejette purement et simplement les articles en question, en fait les 74 articles, pour se conformer strictement aux prescriptions du droit islamique. 2. Sollicite qu'à l'avenir, les textes qui leur seront soumis pour avis soient accompagnés d'une traduction en arabe. 3. Souhaite
que l'Assemblée nationale représentative du peuple soit utilement secondée par une chambre de réflexion au sein de laquelle devront siéger notables, chefs coutumiers, chefs religieux et juristes en matière de droit islamique pour étudier tous les projets ou propositions de loi faits à Dakar le 3 janvier 1971. dañoo wax ni temps bi jeex na mel na ni ma daaneel mel na ni su ma ko doon tënk xam na ñoom seetlu nañ lu bari ci projet bi dafa safaanoo ak li ñu gëm ñun muy diine. moom lay faral di wax ni ñun ay taalibe yonent bi lañ ci wax waaye ay noonam lañ ci jëf ci liñ constaté. alors ñoom dañoo wax ni d'accord nañ te sànni nañu ca àll ba projet bi nga xam ni moom lañ leen jébbal te jox leen ko ndax ñoom li ñuy tënk te tënk leen ko mooy yàlla te xam ni kilifay aada yi kilifay diine yi boroom xam-xam yi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci wàllu yoon ci charia nee na ñooñu ñu daje fa ba proposition de loi bu ñu indeeti nga xam ni daa bàyyi ko ci ab député wala projet de loi bu dikkati bàyyi ko ci gouvernement bi nee na ñooñu man cee def seen avis ndax ñoom ñoo xam ni askan wi di dund. lii ñoom sàkk woon nañ ko waaye lii ba tey dara jëmmuwu ci réew mi kon moo lay wax ni suñu kilifa yi sax amuñu kàddu ci réew mi kon loolu war na noo yee ci ñun war nañoo gën a am engagement politique ba suñ kilifa yi ñu teg leen place ba nga xam ne ñoom lañ yelloo ndax lu fi am ci réew mi ñoom ñoo ko xeex ñii ñu koy tudde xeex ñu fi dara wasalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum mbooloo mi man nag sama kàddu yi xam naa du gudd trop xanaa sànni ci tuuti wax ci tuuti la di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ziar di dolli ziar bépp kilifa aada bépp kilifa diine bu fi teew di kontaan trop jóge Dakar ñëw ba Darou Mouhty ziare si vraiment sunu njiit bu tedd sunu kilifa mu di sëñ Abdou bu Baye Khady moom vraiment moom ci fi invité woon il y a déjà quelques années ba ñu fekk fi góor gi vraiment mu ñaanal ñu fii ci kër gi ñu fekkaat ko si ba ca tool ya vraiment jële fi jàngat jële fi ay leçons ba nga xam ne thème bi tey jaaxaluñu tey ñu ñëw fii pour wax affaire mbirum foi mbirum religion mbirum citoyenneté ak mbirum engagement politique. képp ko xool ci ñaar ñi nga xam ne ñii ñoo waral bâche bi tey muy sëñ Bamba muy sëñ Baye Cheikh Khady xam nga ne ñetti ponk yooyu ñetti terme yooyu ñoom def nañ ko ba jeexal. su fekkee ne diine la vraiment ñoom def nañ ko ba mu sotti su fekkee ne engagement la engagement parce que man ba ma demee ba fekk fa góor gi ca tool ya vraiment gis naa engagement bi bala ma fi jóge tamit visité woon Darou Mouhty lim fi def muy ci ay mosquée ak yooyu vraiment gis nañ beneen bi ci des muy citoyenneté bi tamit par rapport ak ñoom naka lañ doon doxalee mooy li nga am jëlal li ma am kaa ñu séddoo kaay bokk ci kaay jël donc vraiment ñoom jeexal nañu lépp lu ci mbirum tem am na luñ ci junj sànq nag démocratie bu nekk presque mën nañu wax ñetti pàcc la pouvoir bépp pouvoir fu mu mënti nekk ci monde bi day jéem a toog jéem a continuer loolu c'est la loi naturelle des choses opposition métier mooy sànni xeer métier mooy golo wàccal ngay yëg métier mooy puusal ma toog donc ñaar ñooñu y aura toujours des problématiques mais dafa am benn troisième pouvoir bu nga xam ne bi contre pouvoir lañ koy wax mooy yéen mooy société civile mooy le peuple sénégalais bi nga xam ne bii loolu la ñuy laaj tey ci biir conférence bi pour que ñoom it ñu am pas-pas ñoom it ñu am engagement parce que soo deful politique dinañ koy faral di wax politique def la ko wala defaral la wala defal la donc il faut que ñëpp bàyyi xel ci politique même soo amoon président bi gën ci président wu adduna bi doo ko bàyyi moom kenn muy dem il faut que nga taxaw ci ginnaawam ba nga xam ne bu bëggoon a wuruj wala bu bëggoon a def naka su dul noonu nga xëcc ci mbubb bi xëcc ci mbagg bi même bu bëggee def lu baax même bu bëggee def
am na yeneeni force li tubaab di naan ay force occulte parce que gis nañ ko alal baa ngi ñëw yeneen a ngi ñëw gis nañu aussi yenn jalgati diine yi bu nga xam ne ay menaces la donc ñun ñëpp Sénégal gi yëpp ñun ñoo war a di toog ñun ñoo war a di sottante xalaat ñun ñooy war a di booloo di nekk benn. leneen li ci des nag ñoom imam Dame ñoo ma ci ëpp xam-xam téeméer yoon wax nañ ko ba tàyyi xam naa ne waxu laïcité yi neexu leen mais tamit ñun jullit yi xam nga xaw nga ñu ci ŋaññi sànq dafa am taxawaay bu ñu war a taxawoo toogaay bu ñu war a toogaay en tout cas laxasaay bu ñu war a laxasaay moom mooy que ne ñun ñoo bokk diine bi ngay murit ngay tijaan ngay laayeen ngay leneen ak leneen suñu bëggul ñu atte ñu ci yeneen ni téere ci yeneen i demin mais ñun ban taxawaay la ñu def naka la ñuy àndee loolu yéen ñi ŋànk diine bi war ngeen ci jóg bu fekkee jógoon ngeen ci ngeen continuer di ci jóg parce que tant que loolu amul li mel ni terme laïcité qui est le moindre mal dafa war a sax di continuer parce que loolu moom mooy équilibre société parce que laïcité bi ñuy coow tamit soo demee ba Joal nga fekk fa sama mbokku séeréer sama jaamu séeréer ci benn kër menn geño menn meew kii tudd Jean kii tudd Ousmane kële Dibokor kooku ma nga ci xërëm ya keneen ka ma nga ca christianisme keneen ka ma nga ci leneen léegi ñooñee nga ne bokkuñu ci Sénégal que ñun rek nañu taxawal suñu téere suñu diine loolu tamit neneen lay demee donc nañu bokkandoo ñun ñoo bokk Sénégal te li nga yéene sa morom keneen rek nga ne comme dafa tuuti bëriwul du fi tekki du bokk ci dëkk bi boo demee Côte d'Ivoire mais xërëmkat yi ak beneen i diine ñoo fa ëpp jullit ña donc ñoom it est-ce que dañu war a fayu par rapport ak nag suñu taxawaay donc vraiment man message yooyu laa bëggoon a kii leneen li ci des bépp politicien bu mu munti doon nga nekk ci pouvoir vraiment liñ lay ñaan moom mooy ngay wax dëgg bu wér péng nga def ay erreur mën nañ ko nangu mais nga wax naka sudul noonu bu mu wóor la ne naka sudul noonu vraiment yow moom peuple sénégalais daf la war a bàyyi aussi donc képp kuy wax na ngay wax di maandu yeneen i demin yeneen i comportement yi nga xam ne yi ay occidentaux am nañ ko te bokkuñu ci loolu fekkewuñu fañ koy defee xamuñu naka la demee nañu maandu parce que buñ ko xoolee ci sëñ Bamba xoolulu mbonu tubaab beeg yooyu moom li mu xool mooy diineem lu mu xool mooy ca yàlla lu mu xool moom mooy ci gën gi mbindeef donc ñu taxawal loolu continuer ci loolu ngeen baal ma wasalaam. xam naa bala nga jox kàddu gi imam Ahmad Dame si ñëw danañ ko delloo danañ ko jox si imam Fadilou Tall danañ ko delloo imam Ahmad Dame mi doon présenté thème bi te li nga wax si sa contribution am lu dugg ci biir li ñu doon wax ma bàyyi leen tuuti moom it mu indi ci loolu ay leeral indi ci itam taxawaay bu ko defee ñu door a jox kàddu gi imam Fadilou. waaw kay salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi rafetlu contribution yëpp rawatina contribution bi nga xam ne moom la suñu ba def di wax rek ne am na ay baat yu mu wax yoo xam ne man ni mu ko simpalewul noonu comme ñoom li ñuy wax laïcité mooy dëkk boo xam ne ku bëgg a nekk jullit ku bëgg a nekk catholique loolu du laïcité mooy génnee loxol yàlla ci ni nit ñiy dunde loolu lay tekki mooy dund gi daa compliqué ba dépassé yàlla ñu ne bàyyi yàlla bàyyi ñu réglé ko suñu bopp loolu mooy laïcité parce que loolu la ko jur ay nitu diine yu doon dugal seen mbir ci dund Europe te fekk la ñuy wax du dëgg ba empêché développement scientifique yi nekkoon Europe la waa Europe xeex leen ba jële leen fa ne comme ñoom yàlla ji ñuy wax ne mooy seen yàlla li caaxaan yi lay wax kon nañ ko génnee suñ dund bi loolu nag ñu defee ne fu ñu dem foofu lañ moom loolu mooy laïcité kon laïcité du na jullit bi dund ñu war a dundee laïcité li muy tekki mooy na yàlla génnee loxoom ci suñ dund bi loolu mooy li wér bi ci des mooy laïcité mooy normal que léegi am na ay catholiques yu nekk fii buñ dundee loolu wax naa ko ba tey aéroport boo déggee xam nga fii du catholique yi ñoo ragal ñu dund l'islam jullit yi ñoo ragal ñu dund l'islam sama jullit yi nag dañuy làqu ci kaw gannaaw catholique yi parce que catholique yi amuñ problème ci islam amuñ ci problème mën naa su ma nekkoon ma jàng léegi texte bi yonent bi defoon wafdu Najraan wax ko ne ko du ñu changé dara ña fa nekkoon ay labbe ñooy nekk labbe ña fa nekkoon ay sëriñ ñoo fay nekk sëriñ seen jàkka yi na meloon bàyyi leen ko noonu su ngeen bëggee sax ñu tabax leen jàkka loolu amul problème ci l'islam catholique yi amuñu problème ci l'islam wax naa ko ba ne même
yi ñuy jëfandikoo te l'islam mayewu ko suñu ko ñàkkee état bi devoir am la mu defal leen facilité ñu am ko moo xam ay mbaam lañ wala sàngara état bi laa wax. donc catholique yi amuñ problème ci état yi sax xam nga moo kan moo am problème ci état yi sax jullit bi bëgg a nekkee jullit ni mu ko neexee te ñu ne ko doo ko fi nekkee kooku am problème moo tax bu ñu nekkee bu l'islam atee fu catholique yi jëm li mu ci jublu mooy bu l'islam atee ñun fuñ jëm loolu la ci jublu loolu la ci jublu loolu dafa war a leer parce que tam naxaate bi dafa yàgg benn waaye dama ko wax aéroport booba alternance amagul ma ne ko bu PDS gagné PS fu waa PS yi jëm mu ne xujj di ma xool ma ne ko du ñoom fenn fii la ñuy toog système bi mooy changé mais kenn ku ne la nga nekkoon ngay nekk orientation ñooy sal effectivement bi alternance amee li Wade di bëgg soppi am na ñoo xam ne fa mu nekkoon fa la leen bàyyi parce que ñooñu c'est pour l'État ñooñu c'est pour la nation donc orientation ñooy changé kenn du changé bàyyi leen wax ji te bàyyi caaxaan yi su fekkee da ngeen a bëgg continuer di naan sàngara te l'islam du leen condamné loolu moom non jublu ma ci kenn ku bëgg rek. subhanaka allahumma la ilma lana illa ma allamtana alhamdulillahi alqail huwa ansha'akum min al ardi wastamarakum fiha mbokk yi salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xanaa jël kàddu rek ngir ndokkeel sëñ Abdou mi nga xam ne ñépp a ko ameel njukkal sant mbokk yi fi teew yépp sant oustaz Dame ak mbokk yi ci liggéey dama wax ne kaw suuf si nuy dund yàlla nee na moo nu ko dénk nu war koo mottali la ca des taxaw ci defar ko waaye taxaw ci defar ko waaye it jàpp loxo képp ku ko nar a yàq ñu jàpp sa loxo ab jullit sañuta bañ a defar ci kaw suuf waaye itam sañuta seetaan kenn mu yàq ci kaw suuf moo tax moom ba mu juddoo rek nekk ab jullit la am responsabilité defar googu ñu koy defar nag dafa laaj tànn ay njiit ci waxtu jullit dundam gépp wut lu tax bu teexee tabbi aljanna mooy mission bi gën a rëy ci moom yàlla wax ne ñett salaasatun laa yukallimuhum llahu yawma alqiyamati yàlla ne am na ñett ñoo xam ne yàlla du wax ak ñoom yawma alqiyam du leen xool du leen sellal wala hum azabun alim te ñi ngi ci mbugal ñett ñooñu mu ne ki ci njëkk mooy rajulun baa hurran fa akala thamana mooy ku jaay benn waay lekk njëgam boo koy wax ci Sénégal dañuy defe ne yaa ngi wax ca traite négrière ñi daan jaay jaam ñi léegi kenn dootu jaay jaam ñi ñuy jaay mooy ay citoyen ay gor ay citoyen ay membre benn parti ay taalube ñooy ñépp léegi ñooy ñi ñuy jaay ay dootu ay gor dootu ku ñu jàpp yeew loxoom di ko jaay mooy koo xam ne dafa jaay benn waay moo tax bu élection yi ñëwee da ngay gis kenn ku ne di wane ni mu toll pour suy waxaale ñu mën koo fay njëg ko jot moo tax responsabilité bi yàlla lu nekk wax na ko mu teg ca koo xam ne dafa am dëkkandoom am soxna mu mooy yàlla ak soxna sa dañu ca la musul ñetteele ko boo xam ne moog bi njëkk daanaka benn lañ waa joo xam ne baayaa imaaman aw raisan aw laa yubaayiuhu illa li dunyan mooy koo xam ne dafa woteel buur boo xam ne wala président boo xam ne wala député boo xam ne gisul ci moom compétence gisul ci moom njub gisul ci moom ragal yàlla lam yoree tax mu woteel ko su ko joxee mu ànd ak moom su ko joxul mu fàq wala mu def niñ koy waxee transhumance léegi dégg naa sax ñu tudd ko benn terme waaw ngoor bi ci des mooy jël responsabilité du gan ci réew mi mbokk yi wax nañ ko ci sëriñ Abdou bokkam yi Cerno Saïd ak seen mbokk yi waaye sëñ Aadi moo ci mujj
28 février 1968 la bind lettre sëñ Fallou ne ko las naa ru'asa a jumhuriyyin dafa bind sëñ Fallou lettre ne ko duñ ay président de la république bugguñu ko liñ ama ko gën waaye nag nii réew mi doxe su fekkee taxawuñ ci kanam njaboot gi wax ñi jiite ñu jub te jaar aw yoon buñ dajee yàlla ci kanam yàlla danañ wax yàlla lu taxoon ñu am taxawaay li ci des nag mooy sénégalais moom foo ko waxee rek mu ne yàlla baax na yàlla danañu xettali yàlla dana ci wax yàlla bëgg na jullit ñi waaye yàlla nag moom day buur boo xam ne dafa wax ne du ma defal kenn lu man def leen li ngeen man ma defal leen li ngeen mënut mooy li sëñ Mbaye Jaxate wax mu ngi yedd Sénégal yi naan te yàlla kat mën na lu ne waaye nag du tax mu def lu ne ngir sàkk na dëkk fu ne sàkkal ko it yoon wa ca jëm dëkk bu waay suubum ngërëm te taxawul dana ca dem yàlla li lay di dogalam te kenn du soppi dogalam aljanna nag ak topp ci jëm sawara ak moye ci jëm ñaari barab yi boo ci jëm dal di sóobu am ngërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Je crois que comme ni ko tubaab waxee dafa ni le temps nous est compté. bu ko defee kon dafay jaar ñu bàyyi xel ci temps bi nuyoo yi ñu bëggoon def yëpp dañ koy teg ci loxo sëñ Abdou mu jox ko ñëpp rek. voilà léegi dafa am Baye Cheikh Khady dama doon dégg ñu di ko wax mais musuñu toog musuma jàkkaarloog moom mais daanaa dégg nit ñi wax ak moom te it milieu boo judd bu ne aussi. ña ca ne am ca njariñ da nga leen xam mais loolu dëpp ajuwul ci ni da ngay bokk ak ñoom jotaay wala nga xam ne dëgg-dëgg mais témoignage yooyu dafay doy mais li gën a tax ma xam ni ku amul moroom la sëñ Abdou Mbacké bokk na ci sëñ Abdou bokk na ci ñi tax ma gëm ni waajuram Baye Cheikh Abdou nitu dimension la woon ci dimension yi kaw yel nekkoon pourquoi lu simple laa koy expliquer sëñ Abdou dafa réussir li xamante ni moom moo war a tax sax moom moo tax ñu naan citoyenneté c'est quoi mooy lan puisque léegi-léeg nit ñi dañuy compliquer lu compliqué wul puisque dañoo bëgg trop di dugg ci téere yi jàppi téere yi ajjana téere yi du ajjana espace su xam-xam la espace boo xamante ni ku ci ne sa xel ngay wax wala sa xel mu rafet moomu nag mën na rafet ci yow waaye ñaaw ci dégg-déggu keneen lenn rek lañ fi nekk képp koy wax di nit muy soobu ci wàllu xam-xam li ñuy tudde production tu produis du sens jeex na da ngay wax loo xam ne rek am na sens mais loolu am sens ci yow wala mbooloo mi nga àndal wala ñi la gëm wala ñi la bëgg mën naa bañ a am sens ci ñeneen loolu la ñu war a xam ba tax na kon moom li may wax citoyenneté pour nit ñi mën ko dégg ci dégg bu yomb ni citoyen la mooy dafa réussir loo xamante ni nee naa dinaa ko waxaat loolu tax ma xam waajuram kan la woon mooy lan sëñ Abdou réussir na leen mooy réussir na boole ñëpp mooy boole na ñi xam ni dañuy seen xam-xam dafa jëm ci wàllu arabe ñu leen di tuddee ustaas yi arabisants yi waaye fexe na réussir na aussi ba ci biir këttam mu dugal ci aussi ñi ñuy tuddee homme politique xam ni ñoo ñuy gouverner waaye fexe na aussi ba dugal ci péncam ñi ñuy tuddee ay intellectuel muy universitaire mbaa keneen ku mu mën ci doon loolu nag mooy citoyenneté puisque sens citoyenneté mooy ki xam ni am na wàll ci cité bi waaye mooy ki xam ni aussi dafa war a amal njariñ cité bi danaa expliquer ñaar pour ci gàttal loo xam ne daf ñu permettre mbir mi gën a leer puisque dañuy dugg ci définition te li gën a jafe mooy définir nit ñi nag parfois bu ñuy définir daf ci am ñoo xam ni seen définition ma ngay jëm ci étymologie maanaam mot bi nañ ko ca njalbeen nañ ko doon tuddee alors que mot yi li leen di créer contexte mooy jox sens mooy amul benn définition boo xamante ni am na sens am na njariñ mbaa manees na koo dégg bu fekkente ni indiwuñ ko ci contexte bi kon dañoo war a jàpp ni li ñuy définir souvent fan lay amee sens wax naa contexte bi dañuy indi contexte bi mais boo indee contexte aussi dafay jaadu ci nga convoquer histoire boo leen boolee ci ngay xam ni amul lenn lu nit di wax loo xamante ni mënul am glissement de sens wala évolué wul dans son sens n'évolue pas dans le temps moo tax ci loolu laay ñëw pour mu leer gis nga wax nañ fi laïcité dinaa ci ñëw parce que c'est des choses qui nous interpellent laïcité
problème communication la ak définition moo tax kenn dégg ko mot bi terme bi sens ba mu doon signifier ca njalbeen mënatu ko signifier loolu dem na ci ba li ñu tuddee démocratie mais dem na aussi ba li ñu tuddi citoyenneté mën nañ cee ñëw bu ñu neexee li xam ne nag dafa jëm ci wàllu diine du ma ci wax kooku dama koy bàyyi ak yéen mais am naa droit li xam ni sama xam-xam jëm na ca même aw ma mën a ful ko kii nag mais mën naa ci wax dara mooy citoyenneté mais mooy engagement te ñett la woon da ngeen di citoyenneté engagement ak religion benn bi génn naa ko bàyyi koog ñi xam ni ñoo ma ci gën a spécialisé bi ci def nag am naa ci tuuti xam-xam lu ma ci xam dana jaadu aussi li ma ci xam ak ni ma ko gisee ma wax ko mais muy gis-gis boo xamante ni du benn gis-gis rek ku ne mën nga cee am gis-gis bu la neex te loolu dëgg-dëgg mooy démocratie mais citoyenneté aussi mooy bàyyi nit ñi ci seen liberté amul benn citoyenneté bu ñu mën a teg dëgëral ko feek tënkuwul ci liberté c'est d'autant plus vrai que ñaari citoyenneté moo am wala ñaari citoyen moo am citoyen boo xam ne dafa actif ak citoyen boo xam ne moom dafa passif citoyen bi actif mooy kan mooy ki xam ni dafa jël boppam yoole ko réewam c'est-à-dire may ko réewam sacrifier boppam pour réewam li xamante ni nit ñi defatuñ ko loolu sax moo indi tey aujourd'hui mais mot bi sa am na beneen signification bu mu jël léegi mooy lan bu ñu nee citoyen sax dañuy dem ba jàppee ko ñi xam ni ñu ñàkk fayda ñoo xamante ni amuñu benn pouvoir amuñu benn njariñ ci réew mi mooy glissement sémantique yi xamante ni dafay am ba parfois di réeral nit ñi ma dellu si laïcité problème mu laïcité encore une fois problème mu définition la am dañ ko andi ñi ko njëkk a définir dañ ko définir woon noo xamante ni ñëpp ànduñ ci woon xamoon nañu objectif yi jarul ñuy dellu ci objectif yi mais nekkatuñ ci loolu dañoo nekk ci beneen époque boo xamante ni sens bi forcément dafay changer te buñ ko intégré wul ñun ci suñu bopp ñooy am problème toujours ak mot bi alors que mots yi amuñu problème nit ñi leen di définir ñoom ñoo am véritablement problème laïcité en moo tax dama ci waxtaan ak maam Thierno Cissé bokk fii di linguiste université ñu ciy waxtaan man ko problème de définition la nit ñi foo tuddee laïcité rek nit ñi féete soow alors qu'en réalité puisqu'ils sont restés dans le sens étymologique bi mu njëkkoon a am xam nañu objectif ñi xam ni ñoo ko créé seen objectif xamoon nañ ko objectif boobu ñëpp ànduñu ci léegi mot bi am na benn signification boo xam ni buñ ko intégré wul dañ ay xuloo xeex la ay nitu diine danañu xuloo xeex waaye ñu bokkul diine danañu xuloo xeex ñu ni kon duñ koy définir mooy dañuy jàpp ni daal mooy ndey ji seex rek ndey ji seex mooy en réalité laïcité buñ ko déggee noonu ku ne da nga am place di borom diine bi ki ne ci lislaamam kenn du ko tere lislaamam ki ne ci beneen diine kenn du ko tere ku nekkul ci beneen diine ñu bàyyi ko pratique am l'essentiel mooy ñu fexe ba yow li xamante ni moom nga sa droit ñu jox la ko nga am ko nga dundal ko wasalaam. ba ñu am ci problème mu mel ne daanaka mooy thème bi. effectivement ma dugal foofu moo tax ma jël. am na solo ma wax ak kii oustaz tout à l'heure dafa wax loo xamante ni xaw a laal universitaires yi en disant que dañu foog ni. xam-xam ci ñoom la dëkk. da doon tooñ non je sais que da doon tooñ. je sais mais laissez-moi m'exprimer aussi. moo koy xamal bi kat saa yi dafa di jotaay boo xam ne ku jox nga wax rek waaye affaire yi leer na laïcité jarul xóotal njàng ak ay contexte ak yooyu. li koy wane li wane lan mooy laïcité mooy ñuy jëf am na léegi suñ jëlee baat bi di ko firi mën nañ cee wute gis ndax kii naa maa ko jànge fee kii naa maa ko jànge fee mais suñ ko jëfandikoo rek moo gën a yow duñ ko jëf léegi Sénégal ban bis mooy suñ feetu férié dimanche la Sénégal ban bis lañ gën a am soxla ci am ci jot mooy ajjuma soo ne woon léegi dañoo war a laaj état bi samedi ji ak dimanche yi ñu def férié ñu bàyyi lu bëri matinée samedi bi ñu liggéey ko te gannaaw ajjuma ji ñu bàyyi jullit yi ñu nopp ko dañ naan ñu soxla yi l'état yi léegi nañ ne loolu kay mooy kon bu fi tudd am ñu sax. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di jox sëñ Abdou mu jottali suñu nuyoo mbokk yeeg xarit yeeg ñëpp pour gaaw rapidement dama bëgg nit ñi xam ne politique ci Sénégal dañoo dem ba baat bi doon baat bu tilim baat bu salté bu nit ne politicien laa sax ñu ne mooy koo xam ne mooy fenkat bi ki dul wax dëgg mooy sàcc bi mooy wurujkat bi waaye du loolu li tax a jóg politique mooy àddina dafa dox nit ñi doonoon presque comme ay mala ba ñu demee commencé di organiser wu ci société ñu dem ba xam ne tënku ne mënatuñoo continuer nii dina sori nag pour àgg ci loolu yëpp mais fa ñu soxlaa woo organiser woo fa la ñuy jël ay nit tabb leen ñii jiitu ñii topp seen gannaaw newul nañoo fa gën dañ leen di tànn rek
façon ni tànnin boobu di dox ba ci ay réew ñu tuddee mbir mi démocratie démocratie doon lu yaatu ñu naan démocratie du peuple mais képp ku mës a jóg di wax ci baatu politique da nga mel ni kilifa diine ndaxte ka doon kilifa diine dafa doon ca ka gën a sell bokk ca ñu gën a sell ñu tànn ko mu jiite nit ñi nangul ko politicien noonu la mel noonu la waroon a mel amaana jamono moo dox ba tey baat boobu daal di tilim loolee di benn problème ñaareeli problème bi mooy ñun lu nekk comme li ñuy wax contexte réew mi ñu nekk dañu nekk réewu diine réew mu am cosaan réew mu am culture réew mu am aada yàlla may ñu buñ nekkee 95% yi doon ay jullit ci 95% yooyu ñu xaajaloo ci ay tarixa loolu mooy islaamu Sénégal kon boog ña nga xam ne jiite nañu 95% des Sénégalais mais mënuñoo doon des citoyens ordinaires les marabouts ne sont pas ne peuvent pas être ne sauraient être ne devraient être des citoyens ordinaires ay citoyens lañu à part entière waaye ay citoyens yu particulier parce que man kat li may doon homme politique ak keneen ak keneen bu ñu bëggoon am jotaay bu mel nii dañuy jël ay car def ci ay nit ñu ñëw fekk ji ko waaye sëñ Abdou mën naa oote ay mbokkam fekk si ko ay mbokku diineem fekk si ko jóge ci yeneen tarixe bokk ak moom baas bi te képp ku fi ñëw yaa fi indi sa bopp kon boo ngeen xam ne loolu mooy taarixu Sénégal mooy mbindum Sénégal ma dolli ci leneen moo di ne mais homme politique yi ñu nekk nii mais lu xew ci Sénégal bu réew amee école bi dem ba jaaxle mais nit ñi dañuy dem ci nitu diine yi am déet bu ñu toogee bay xuloo ci loi wu parrainage loi bi dinañ ko accepter wala duñ ko accepter assemblée nationale jar na ko wala jaru ko mais ni ñuy mujjee nit ñi dem ci kilifa diine yi ci Sénégal ñu dugg ci seen loxo li ma fi waxoon daaw ak daaw jéeg maanaam bu fekkoon ne tey kilifa diine wu Sénégal booloo nañu doon benn wax ne crise u Casamance bi dafa war a jeex ñi nga xam ne ñoo boot 95% de Sénégalais taxaw wax ko ci turu l'islam dama foog ne lu bari doon na réglé wu ci crise casamançaise bi malheureusement ñu ngi seetaan ba ñeneen ñoo xam ne bokk ñoom ñoom diine di jóge ba bitim réew di dox ay jéego yoo xam ne ay tànk yoo xam ne ñun ñi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar tey ëllëg doxaguñ tànk yu mel noonu kon beneen problème a ngi noonu ma di wax ne ñu ngi jublu ci lu mel ni élection 2019 mais tey kilifa diine yi war nañoo taxaw wax ak sénégalais yépp pour que réew mi doon réewu jàmm que élection yooyu ñuy dugg ñi dugg ci jàmm génn ci jàmm ku gañee kañu gañee oola ci guddi gi wala ca suba sa ne la félicitation sénégalais yi dem doxiwaat seen soxla dem liggéey loolee kilifa diine ko mën a def te ñu war ko tàmbalee tey képp koo xam ne war naa yëkkati loo xam ne fitna la loo xam ne ci li nga xam ne mooy règle jeu bi nga xam ne boo ko changé dina indi leneen loo xam ne dina yëngal réew mi kilifa diine yi war nañoo taxaw wax ak yow ne la déet bul changé mbir yi ndax mën naa indi lu nekk ci réew mi kilifa diine yi war nañoo mën a taxaw wax ak nit ñi ne leen acte citoyen bu njëkk mooy am pièce mais suñu doom yi dañuy toog dem di defi entrée en sixième wala defi brevet wala defi baccalauréat nga gis ay xale yoo xam ne amuñu pièce d'état civil mais loolu mooy le premier acte citoyen ba ca tegu ngay am carte d'identité 5 ans képp ku am 5 ans war ngaa mun a am carte d'identité képp ku am 18 ans nag war ngaa mun a am pièce d'état civil am carte d'identité teg ca am carte d'électeur parce que ma wax leen politique mooy lan boo ko defee mu def la boo ko deful mu def la boo assumé sa bopp ci politique xayrun boo assumé wul sa bopp ay nit dox ci sa kaw dox ci sa maayin diriger la ci lu la neexul kon boo ka nga xam ne yow sa kàddu boobu ak lu mu tuuti ak lu mu ñàkk fulla nga ne muy benn carte rek bu may yëkkati na la ko jaral bés ba ñu war dem di wote ji sénégalais bu nekk ka nga xam ne bindu na mu dem ne man kii mooy suma taamoo kii laa féetewoo et loolu bu ñu ko defee mais jàmm rek mooy am ci réew mi te jot na nag même kilifa diine bi parce que mënul ñàkk pété kilifa diine mënul neutre ci situation politique am na koo xam ne ma ngay toog fa mu toog ne man kat kilifa diine laa damaa yor parti politique
suma parti politique bi laay taxaw pour wax ne lii d'accord naa ci wala d'accord ma ci mais droit am la ndax citoyen la. am na beneen kilifa diine boo xamee ne moom fa muy taxawee mooy faralu ma diw waaye nag mën naa téye suma course ñaan ngir réew mi am jàmm. loolee tamit choix la kilifa diine mën naa toog këram jàpp njobootam ak ñamu yilif waxtaan ak ñoom neneen kat lii laa gis ci réew mi lii moo gën ci réew mi waaye mënul neutralité amul ci àddina bu ci kenn nax sa morom mënul am ci àddina neutralité mënul am ci àddina yëf yi sama yoon nekku ci du ma ci dugal suma loxo du ma ci wax du ma ci def du ma ci àddu mënul nekk parce que bu yëf yi demee ba baax bu la neexee nga de baax na de waaye dugalu ma ci suma loxo waaye bu yëf yi yàqoo bu yëf yi bonee jàppal ne sa teewaay ak sa ñàkk a jëf ak sa ñàkk a wax bokk na ci li indi mbon boobu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. wax ci moom du gudd bi ñëwee ñëpp sant yàlla parce que soogoon na ko daaw ñu nekk ci ren taaw nañ ko léegi li tax ñu la defal si waxtaane day ñetti baat muy citoyenneté religion ak engagement politique al muwaatana wa tadayyunu wal mawqif siyaasi loolu ci ñi jàng beneen langue dañ ko def définition waaye nit ki fi mu gànnee àdduna fekk fi ndee ma ngay fi àdduna ak baayam yàlla la soob ndax yàlla moo wax na ngeen jaamu yàlla teg seen way jur ci mi ngi tàmbalee ci jaamu yàlla bañ ko booleeg leneen te la sa ndeeg ak sa baay loolu fa la tàmbalee mooy citoyen ci dëkk bi beneen bi mooy diine ji nga xam ne mooy l'islam bis bii ñu dajalee dafa am nit bu am sëriñam ni ko Aboubacar waxee mooy nit la taxaw li mu fekkoon ñi ciy dox mu ne ànduma ci loolu ñu ni ko doog fi waxee teg ko loxo yóbbu ko moom comme bàyyi loolu la mu jotoon yàlla ak la mu jàngale mooy waral bis bi kon jàng mu réew mi ngi ci diggante boobu beneen bi mooy nit ki xalifa yàlla la ci kaw suuf ñu nag problème bi ñu am au Sénégal mooy am nañu ay dirigeants yoo xam dañu am d'autres nationalités ku yor poste ministériel wala poste position da ngay dem fëgg américain wala français wala jël nationalité kon léegi da nga renier sa bos loolu li muy tàgg mooy maa ngi fi ndax damay wax ni dafa mel ne suñuy batti ndey yi mooy ween yi nga xam ne dama ko nàmp sama waajur bu jigéen meew ma cay génn te bu ma ko nàmpul dee la ca bokk la cay génne bëggul réew bokk fi ab Sénégal bëggul réew mi boppam la bëgg rawatina ku jàng leneen li ko waral wax nañ ko sànq képp ku ñu jiiteel su génne réew mi su toggatu fi mu toog génn réew mi lam dem feneen kon dama bëgg a wax ñi nekk ci réew mi tey ak ñi fi nekkoon ak ñi ko bëgg a nekk nañu xam ne yàlla moo fi indi nit dana tase ak yàlla mu laaj ko lam fa ma la tegoon ak la ma la joxoon noo ko defee kon mbir mi lii la kantaa li war a xew nag kenn ko ne nga war a jël position mais position mënut a nekk ndax dañuy wax téeméer bu nekk 95% ñuy musulman mënoo ko nekk te Muhammadu Rasulullah gëmuloo loolu Muhammadu Rasulullah Muhammadu fi risaala mooy téere bi mujj bu nekk 95% yam ak nu matul 10% mooy ñàkk a dégg diine ji nekk moo ko waral ñi sëñ Tuubaa doon xeexal ñu ko jàpp ñooñu tey jii seen xalaat la ñuy doxale ñun seen gis-gis àdduna mi ngi mel ne ko Rasulullah lañ ñu ko yàlla joxoñ ko loolu xel ma matul sëñ jàmbal ko taxoon di xeex loolu taxawul lii rek mooy wax ji kon nag kenn ku ne maa ngi interpellation bopp den wax ni ne njàng diine ji xam ko bu baax baax wax naa ko ba tàyyi waxale ci boole jëfale ci bàyyi diine ji nag néew na ku yàlla nattoo nga jàng tubaab jël ay cër di ko doxal dégg ko waaye kenn ku ne nga xam ne kullun yaati yawmal qiyaamati farda kullun aati yawmal qiyaamati farda tout un chacun se reçoit individuellement par Dieu mu fay ko li mu liggéeyoon te du ko tooñ di ñaan yàlla na ñëpp fekkee déwén yàlla nangu ñaan yi sëñ Abdou mi nga xam ne moo xewal lii te xewul feneen yàlla gën ko yokk ak ñu topp ci ginnaawam yow asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. mbokk yi asalaamaaleykum. xam naa ni oustaz Mbacké lay gi bëri na waaye du la ci génne ndax da ngeen ma piégé ndax doole la ci jëlee ma fee ma toogoon ne ma ñëwal toog fii ma lànk nga wax a wax ba ma ne la su ma ñëwee toog it du ma fa jël kàddu ñu signé contrat bi waaye bi ma ñëwee ba toog boole nga ci oustaz Dame boole ci sama imam Fadilu ba ñu xaw ma tënk ci jël kàddu
li taxoon ma bañ koo jël nag du lu dara dul léeg-léeg jotaayu diine ak waxum politique ci ni sénégalais yi xoolee politique ci Sénégal dafa xawuta ànd te bëri na xew diine yoo xam ne ba ñu joxee kàddu gi politiciens yi xew ba yaatu ñu bëgg a moytu loolu ci ñun ni ñu fas yéene defee politique moo tax ñu jàppoon ni teewaay bi rek doyoon na sëkk ci communication yarax si dolli nag ñuy wax ci thème boo xam ne léeg-léeg daf ñuy joxoñ ñun ñi nekk ci langu politique bi xam naa bëri na politiciens yoo xam ne tey su doon ñoo toog fii ñu toog bu Oustaz Dame waxee dinañu sëgg waaye ñi ngi sant yàlla jàpp naa ni bokkuñu ci noonu la bëree ay Oustaz yoo xam ne wala ay waaraatekat ci rajo suñ fi toogoon it Oustaz wax ñu sëgg waaye jàpp naa ni yow bokkoo ci kon góor-góorlu saa su ne ci jub ak jubal moo am solo di gërëm waa dëkk bi yëpp ndax daaru moom defe naa saa suñ fi ñëwee dañuy gis suñu bopp ci dëkk bi dañ fay bokk te loolu yàlla jaarale ko par l'intermédiaire de Serigne Saliou Sow jaarale ko ci sama mag sama sëriñ sama kilifa sama confident di sëñ Abdou nga xam ne cëram dafa weesu luñ doon xool rek ci sëriñ nit la ku neex a nekkal ku lewet ku baax damay am kersa sax léeg-léeg ñu daje mu sol dara ma ne ko lii de rafet na mu ne ma xaaral daal di génn dem ngoon si mu ñëw yor ay mbuusu tisi ne ma bii ñëw ko ñetti Abdou bii ñëw ko lii bii ñëw ko lii ma ne ko sëriñ bi maa la waroon di jox nag kon mbégte la di teew fii ci lu mel nii rawatina nag depuis bi ñu fi njëkkee ñëw dañuy gis suñu bopp ci ni ñuy organiser màggal gi fii mooy waxtaan yoo xam ne jàpp naa ni ku fi jóge rek am na njëriñ boo yóbbaale thème bi nag duma ci sori ndax dama bokk ci ñi mu concerné waaye politique de li ma ci jàpp ci lu gàtt weesuwul ni société dañ koy organiser am na ñu naan ku jàpp ni ordre dafa diis na nga essayer désordre ba xam nu mu mel suñ demoon ba réew amatul kilifa du kilifa diine du kilifa ci àdduna nga xam ne ku ne da ngay dem ci sa xel ak sa mënin ku ëpp doole sa moroom duma wala nangu li mu yor bu boobaa nañu xam nan la ordre di jëriñ moo tax yonent bi alayhi salaam defe naa oustaz dafa ne fu ngeen doon ñett na ngeen organiser na am ku jiitu ñu tuddee ko amir kii ñu ne ko yaay wax fiñ turu mbooloo bi defe naa mutakallim lañ koy wax waaye tekkiwul ni ku ñu jiital day def lu ko neex wala ki ñu jox porte parole day génn di wax lu ko neex su loolu yëpp weesoo nag da ngeen di daje di def shura pour lii ñëpp bokk ñu waxtaan ko ba dëppoo ni lii lañ ko war a doxee en principe loolu waroon doon dëru assemblée nationale waaye suñu bos bii musiba la kon politique weesuwul loolu waaye naka la ñuy def ba ñooñu ñuy tànn doon ñi gën ci askan wi wala comme dem nañu ba sénégalais jàpp ni valeur amatu fi na doon ñi tane ci askan wi ndax bi waaj a ñëwee fekk boroom xam-xam ba mu ne ko nun de est-ce que war nañoo mën a def métier sàngam daf ko wax ne ko li tax bëggoo ko def mu ne ko parce que dëppoowul ak diine mu ne ko su dee loolu ñun ñëpp ñu ngi ci guuta parce que wa man lam yaxkum bi ma anzalallahu bi suratul maïda andi daane na ko ñiiti kaafir ñiiti faasiq ñiiti zalim buñ ko doon natt defe naa ñun ñi ñëpp dina jafe ñu mucc ci parce que ñun ñëpp dañoo dëppoo seetaan ab système boo xam ne attewul dëgg li nga xam ne moom la ñu sant kon su dee système bi baaxut te man jàpp naa ni sax système bi mun naa ñàkk bon bu doy waar parce que soo jëlee lu mel ni atte daanaka boo ci génnee carte wala nga génne ci sàngara wala nga génne ci yooyu nga xam ne daganal nañ ko ci réew mi leneen loo jël boo jëlee atte bii ñuy atte daan da teg na ci ay daan natiiru daan bi mooy wuteeg li charia wax waaye muy sàcc muy jël loo moomul muy njaalo ngeen jéggal ma ci kàddu gi muy leneen leneen boo demee suñu code yi dañ cee teg ay daan
waaye su dee système bi ñun ñëpp jàpp nañ ni am na lu ci bon ñu seetaan sàggan ba ña war a appliquer système bi ñoom it doon ñu bon wala ñu yées ci société ba ñaari loraange dal na ci kaw nit ñi kon naka la ñuy def ba ña war a nekk ci système bi di ko appliquer doon ñi tane wala ñi baax te bu loolu amoon it ñu soppi système bi parce que ñaar yooyu ñoo ànd ba tax ñun de li ñu jàpp ci politique weesuwut loola waaye muy ay cër yoo xam ne dafa interpeller ñëpp parce que li ñu gaa yi njëkk a réussir mooy dem ba gëm ni ku am tuuti ngëm-ngëm ci diine waroo politique loolu mooy premier succès bi ñu réussir ñoom keroog bi ma dee dinaa def projet de loi pour que ñii di sàcc xale yi leen rendi ñu mun a delloo ci peine de mort le lendemain benn journaliste njëkk a bind ne Sonko fait peur Sonko fait peur parce que ñun ñi ñuy roy nee nañ ñu léegi peine de mort baaxul comme baaxul ci ñoom waratul baax ci ñun ba ku tuddati peine de mort ñu ne la yow tu fais peur à qui est-ce que je fais peur à Mbacké Sylla wala ki nga xam ne ñàngoor la saay-saay la ba amul yërmande ci xale bu am ñetti at nga mën koo sàcc dugal ko ci bâtiment ren di jël cër yi di ko dagg kooku est-ce que moo gën a mérité dund kon système bi dem na ba képp koo xam ne am nga xemmem tuuti ci diine nu ñuy def mooy nañu fexe ba ne yow waroo politique wala bu dee yaa ngi politique la ñuy njëkk a def mooy dem ci lépp luy diine dinañu dem ci ñi nga xam ne bokkuñu diine ñoom te ñu bokk ci réew mi ne leen waa ji bis bu ngeen ko joxee réew mi charia lay indi gëmul laïcité buñ jógee foofu nañ dem seeti kilifa diine yi ne leen waa ji ab wahabit la boo xam ne bis bu ngeen ko joxee réew mi mu xeex kilifa diine yi andi jax-jaxal ci xelu nit ñi pour lépp loo xam ne waroon na mun a jëm ci delloo si diine te dàqul keneen ko gëmul diine gi mun a dund diineem am ay yelleefam am ay àqam parce que loolu mooy équilibre rek bi ñu laaj ci état ute naag ñoom li ñuy wax laïcité muy dem terme bu polysémique andi débat waaye li ñuy gën a ŋàññi mooy laïcisme ute naag sax ñoom niñ ko bëgg a ut déggee kon ne nañ ma kàddu gi jeex na waxtu li jeex na waaye li ma bëgg a daaneel rek mooy li xew ci réew mi dafa interpeller ñëpp parce que ñoo ngi joxoñ politiciens yi waaye politiciens yi ci askan wi la ñu askanoo jógewuñu ci asamaan daanu fii waaye askan wi ñoom it ci ban anam la ñuy tànnee ñi leen di jiite ba tax chaque fois ñu ne déception am na loolu it dafa indexé kenn ku nekk ci ñun muy responsabilité citoyenne boobu ñu doon tudd léegi parce que tànn gi responsabilité bu ne dees ko rendre compte suñu demee taxaw suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatullah. waxtu wi nag dafa jeex tàkk ndax timis jot na te bu jotee lay farata mooy dem defi ko te sëriñ bi xam na ñu ko ñëwal ñëpp ñi fi jël kàddu ñëpp itam dégg na ko kon kàddu yi ñuy yëkkati du nekk kàddu yoo xam ni dina gudd waaye waxtaan wi nga xam ni moom lañ def fii tey day waxtaan wu am solo woo xam ni dafa ittewoo réew mi ñuy def lu mel nii ci waxtu wu jot ndax mbir yi fi mu toll jar na di waxtaane jar na itam di yee nit ñi ba kenn ku nekk xam lan mooy sa taxawaay ci biir réew mi ci buñ seetloo ci fi oustaz Dame jëlee xool fi sëñ Bassirou Sarr waxee xool fi nga xam ni kii daane léegi foofu la daane li muy Ousmane kon loolu lu ci ne mës nañ cee def am njàngat mu yaatu waaye sëriñ Bassirou léegi ci sa biir wax dama dégg ñu wax ni buñ ne politicien rek mooy nit ku bon ki mooy nit ki nga xam ne mooy duubal mooy nit ki nga xamante ni mooy sàcc ma jàpp ni loolu xëy na nit ñi dinañ ko wax waaye ñi nga xam ni ñooy def politique bi ci seen biir waxtu wu jot ñi ngi koy waxante ci seen biir di ko def Sénégal yi di ko gis ñooy wax ni diw luubal na nangam
jaarale ko ci yoon ba jàpp tëj ñu ni diw dañ ko yem waaye li mu def diw def na lu toll noonu wala lu ko ëpp te kenn waxu ko dara kon doonte sénégalais yi ñu ngi koy wax kon it yéen ci seen biir yéen a ngi koy waxante yéen a ngi jëf loolu sénégalais yi ci teg seen bët kon loolu mu doon loo xam ni sénégalais ci seen bopp war nañu bàyyi xel ci loolu yéen ñi nga xamante ni bi tam yéen la askan bi di tànn di leen jox ni leen jiite leenu ngeen bàyyi xel ci loolu bu baax. amit leneen loo xam ni damay faral di ko dégg ci waxtu woo xam ni xëy na réew mi toll na ci jafe-jafe am ñoo xam ne dafay am lu ñuy bëgg di wax ni réew mi dina tàkk wala diw dina taal réew mi may ñaan oustaz Dame yéen ñi nga xam ne yéen ay imaam yi kàddu googu ngeen ci yee Sénégalais yi bu baax sëriñ Ousmane yéen ñi nga xam ne yéen def politique ma leen di ñaan kàddu googu muy bañ a génn ci seen gémmiñ lu bari ba nit ñi di ko dégg di ko ñaan ñëpp ndax réew mi dañ koo jële ci ay maam ñu defar ko tabax ko ba mu toll fii ba ñëpp xemmeem ko kon ñun ñi nga xam ni mi ngi ci sunuy loxo ne du ko doxal jàpp naa ne lañ war a xalaat mooy la fi maam yi defoon ñu yokk ko waaye amuñu sañ-sañ ci di taal réew mi di ko def ab dóom bu ëllëgee suñuy sët bu ñëwee lu ñuy def war nañoo góorgóorlu nag ba li ñu suñuy maam bàyyee bañ jàpp ci ba mën a doxal ñun tam ñu liggéey loo xam ne suñuy sët bu ñëwee dañu fa tàmbalee mën a dem kon loolu ñi ngi koy dénk ñëpp ñi nga xam ne ñooy jot li kàddu yi itam ñi ngi leen koy dénk baat boobu ñu ginnaawal ko tey tudd baatu jàmm lu ëpp te xam ni ñiy jiite ñenn lañ ci ñun ñu dénk leen lañ war a ittiwoo ci ñun rek mooy kenn ku nekk ñëw indi sa programme tegal nu ko nu xool ka nga xamante ni bii jàppal nañ ni doy nañ nu pour ñu jiital ñu jur suñuy carte jox ko kon suñuy carte rek ngeen soxla ci ñun bu ngeen soxlaa carte yi ba pare taalal lu réew mi nag amul jàmm amul njëriñ kon loolu ñu ngi koy ñaan ñëpp di ñaan yàlla mu def jàmm ci réew mi sëriñ Abdou nag ñi fi teew ñëpp mi ngi leen sant góor jigéen mag ndaw taalibe sëriñ imam oustaz professeur force de l'ordre sapeur pompier ñepp sëñ bi gis na seen teewaay mi ngi leen di sant di leen gërëm mi ngi leen ñaanal yàlla nangu liggéey bii te fekk loolu ay déwén yu bari te lépp ànd ak jàmm ak sutura bi jaahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم ارحمنا إذا حرق الكريم تحضرني وعيسى من التوبة علينا اللهم ارحمنا إذا ولنا التوبة فأدخلنا رحيم وقطع عنا نسمع اللهم ارحمنا إذا نزل اسمنا وبني اسمنا آمين من يكون ساكر ولا يسمع اللهم ارحمنا يوم كل صلاة ويكون صلاة الطوائل اللهم ارحمنا إذا انطلق فريق في الجنة وفريق في النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.